asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV altine bu nekk 22h ci émission bii di arène sénégalaise ma ciy fegoo ak suma doyen muy El Hadji Ngagne Diagne ñu ciy waxtaane lépp lu jëm ci actualité lamb xam ngeen ni nag semaine bi ñu génn wax dëgg yàlla actualité lamb am na naqar bu dugg wala tiis bu nga xam ni dugg nañu ndax Jules Baldé Junior bërki Dembo Ndiaye la dëddu àdduna nekk xale bu nga xamante nii làmb amoon na ci moom yaakaar lool bu yaboo rek ñu ne meew mu wayul tuuru na mu dëdduñu dinañ ci waxtaan ak El Hadji Ngagne am na xale bu nga xam ne aussi génn na àdduna muy boyloo ni ki semaine bii ñu passé waaye tamit suñu doyen promoteur yi di Gaston Mbengue moom tamit waajuram bu jigéen wàññeeku ni ki démb loolu yëpp nag dal ci axlu làmb di tiis ñuy ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo fi dëddu yàlla na leen yàlla teeru ci àjjanay firdawsiya ñi nga xam ni tamit ñoo fi des yàlla nañ fi yàgg di leen ñaanal El Hadji Ngagne mu nekk lu nga xam ni wax dëgg yàlla métti na waaye yàlla suñu borom bu soxla ku soxla ñàkk. El Hadji Malick maa ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziar bu baax di la wax asalaamaaleykum di la wax ne fi nga ubbee foofu la ndax àdduna demal maa ngi ñëw la Jules Baldé Junior nag dafa noppalu xeexle nañ ko tukki na fi ñëw mais yàlla li mu dogal kenn mënu ci dara ñu ngi masawu ay njabootam di masawu waajuram sërëm yeeg yëpp parce que soutien de famille la woon yaakaar làmb ji ngir dimbali ci waajuram bokk ci écurie Falaye Baldé xeex naag xeex bi ku ne jàpp na ci waaye nag yàlla kenn du xëccoog moom yal na leen yàlla wutal lu gën loolu xale boobu xeex na ba sonn keroog bi mu bëreeg Flikis la tëdd combat bu la fi mujjee bëre muy combat bu metti jour boobu. wala même sax El Hadji Ngagne defe naa ne après Flikis. est-ce que bëriwul ak Brise de Mer. combat bu yàgg bu metti bu ci jiitu. Brise de Mer moo mujj d'accord kon bi mu jógee Flikis Brise de Mer la ci rek. combat bu metti waaw maa ngi seet combat bu metti mu bëre ko ndeysaan di xale boo xam ne bii ku xam Ama Baldé xam ko. ku xam El Hadji Mbaye xam ko. ku leen gis xam ne ñooy génération benn bi yàlla lii la tudd ci moom kon na ko yàlla xare àjjana booy loo it moom it ci entraînement la ko deedab loolu nag aussi war nañ cee waxtaan ak cardiologue yi écurie yi aussi war nañu seeti cardiologue yi dafa am trêve boo am xale yi dañu commencé après ñu arrêté rythme bi bu arrêté booy redémarrer sa rythme cardiaque da nga ko war a xool sa alimentation da nga ko war a xool ndax diggante bi làmb ji taxawee au mois de mars xoolal ne sa alimentation changé na xëy na defoon nga hivernal bu baax ba commencé dugg ci compétition yi boo taxawee bay génnaat na nga xoolaat li ngay def bul forcer entraînement bi am na noo war a commencé et puis cardiologie aussi dafa baax ci mbër loolu tamit arrêt du cœur la am wala cardiaque dee ci noonu la deewee moom it ñu ngi koy ñaan yàlla xare ko aljana bi ñuy tëjee nag mooy lu doyee wax nga ko léegi di ko jaal Adja Aminta Mbengue Ndiaye nga xam ne moo Gaston ñoo bokk lépp di loo xam ne lii ñun ñëpp tey heure bi waroon nañu fa fekk waaye li ñu tënk waaye nag ñun ak Gaston démb la woon ci taxawuñu ci lu ne moom it amul kenn koo xam ne kii am na lu la naqari mbala lu la metti te gisoo fa Gaston amul dina ñëw dina indi participation ci la ngay def kon ñun ñëpp la boole jaboote ki mu ñàkk ñun ñëpp ñoo ko bokk ñàkk muy sunu yaay téeméeri at ak lu teg yal na yàlla tax si barkeem si barke Seydina Muhammad waaye waaw bi ma fay mujjee def émission ndeysaan fekk ñu dem fa ca CRAF ba Louga keroog laa ko mujjee teg bët kon yal na ko yàlla teeru ci marake yërmande yi li may tëjee mooy ñaar di ko yóbbante réew mi yal na yàlla dimbali ñu am ay kilifa yu am ñaar sutura ak kers réew mi rafle na ko réew mi toll na ci te nañu wax ci réew mi nañu wax ci réew mi ndaxte am na kàddu yu nga xam ne nopp gar mi waru ko déglu am na kàddu yu nga xam ne warut a jóge aussi ci làmmeñu gar mi rawatina ku nga xam ne da nga jiite cim réew am ci ay responsabilité nekk ci kilifa am na kàddu yu nga xamante ni kenn mënu ko rafetlu donc ki ñuy dalal tey nag balaa ñuy ñëw moom tamit mu joxe njaalam dinañ ñëwaat sax ci Jules Baldé Junior fàttali ko ñenn ñi parce que ñu bëri xëy na fàttaliku wu ñu yenn ci ay combat boobu ngay wax ak Flikis sax mi ngi fi dinañ ko wone bu soobee yàlla waxtaanaat tuuti ci moom waaye ki ñuy dalal tey day ndaw lu nga xam ne tubaarkàlla macha allah
dafa bokk ci làmb nekk ku nga xam ne aussi yoon bi yàgg na yàggul waaye li mu fi def ci ay jaloore bari na lool nekk champion bu nga xam ni ñu bari ba ñu ko gisee ci làmb dañu ni ay la yéwén Yékini am na ndono ñu bari gis ko ci làmb ni bu ñu ko gisee stylam ak dégagement am da leen di jox Mohamed Ndao Tyson nekk yi tamit ku nga xamante ni nii dafa rampe nekk ci làmb bëre ak ay moroomam ba egg fu mu war a egg ba am tur bi mu am ci làmb ndaxte booy xool ay ndamam bëre na ak Mbaye Diouf numéro 2 ci génération bëre na ak Abdou Diouf bu force tranquille dafa changé tur ci diggante bi. waaw te mag la dafa changé wul li mag la mbër mu mag la de. mbër mu mag la bëre ak Moussa Ndama bëre ak Mbaye Dione daan ko daan Béy daan Conke Sil daan Khadim Sarr foofu nag mu commencé yéeg di jël ci ponkal yi ñu jox ko géant mu terrassé ko ñu jox ko Nes mu daan Nes ñu jox ko Sa Kajoor numéro 2 mu daan ko ñu jox ko King Battling Douglas mu defal ko affaire ñu jox ko Super Étoile mu daan ko ñu jox ko Super Jamono moo aay ci super yi daal di koy daan ñu jox ko Santan Ñing mu daan ko ñu jox ko Bërki Dembo Njaay Moodu Anta mu daan ko nekk xale bu nga xamante nii tubarkàlla ci carrière am booy xool défaite yi nga xamante nii sax am na ko ñi ko daan dañ ko war a daan ndax buñ ne Lac de Guiers numéro 2 ku mu daan war na laa daan bu ñu nee Issa Pouye ku mu daan ci génération ci jamonoom war na laa daan buñ nee Tapha Tine ku mu daan ci jamonoom war na laa daan buñ nee Elton wala Tonnerre ku ñu daan ci jamono yooyu ñu ko daan war nañ la daan mais mu nekk champion bu nga xam ne wax dëgg yàlla yaram kenn werantewu ko talaam kenn werantewu ko discipline am kenn werantewu ko mais professionnalisme am kenn werantewu ko nekk tamit mbër bu nga xam ne latewul ci bëtu askan bi Alaaji Ngañ mi ngi koy wax léegi ni ko gëj nañu laa gis ca ba nga xamante ni bëre woon nga ak Tapha Tine seen ñaareelu daje boobaak léegi ñu bëri ñu ngi ko soxla bëgg a wax ak moom mais moom dafa nekk ci ay loxo nekk ci loxoy kilifa nekk tamit xale bu nga xam ni du tëb rek di wax pour wax saa yu waree wax rek da koy teg ci yoon ci wàllu communication kooku la ñuy dalal tey mooy kan mooy Yékini Junior Papa Ndiaye ñi ngi lay nuyu di la dalal ci plateau arène sénégalaise man ak El Hadj Ngagne Diagne namoon nañ la askan bi namoon nañ la amateurs yi namoon nañ la fans yi namoon nañ la boobaak léegi yaa ngi làqatu waaye man nag maay ki nga xam ne fu gaa yi làqatu ma luqati leen maa la luqati metti woon na lool rek El Hadj Ngagne ba démb rek ñi ngi léewtoo maag moom mais dama mujj dóor ko benn ca xabal rek ni ko ñëwal ayca ñi ngi lay nuyu Pape. maa ngi lay fay. di nuyu képp kuy seetaan ITV di rafetlu émission bi di wax ni première émission laa seetaan ne émission bi dinaa ci bokk ndax tellement que dafa set ba pare jaar na yoon. di ñaan yàlla may leen jàmm. amiin amiin seen liggéey rafet na. merci beaucoup. di profité ci occasion bi di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di profité ci occasion bi di jaale sunu papa Gaston di jaale sunu nawle sunu xarit Jules Baldé Junior ak ñëpp ñu wàññeeku ci diggante bi parce que fan yi tàng na trop nañu ñaan yàlla ñu gën a ñaan yàlla parce que jamono yi tàng na trop dañu dem ba léegi bu ñu la yëgalee dëj sax day mel ni dañ laa yëgal leneen parce que tellement que tàng na ñu delluwaat xel ci yàlla ñu ñaan beneen bi ci def nag mooy ma ñaanal leen émission bi ñu entamé yàlla yeggali ko si jàmm jaajëf. jërëjëf wax na ko léegi ñu ngi jaale waa Pikine yëpp seen doom di Jules Baldé Junior ndax xale la bu nga xam ni wax dëgg yàlla niñ ko waxee rek yàggul ci làmb ji mais ñu bëri gisoon nañ ni war na mën a sori ci làmb ndax yaakaar amoon na ci moom mu nekk yi tamit Alaaji Ngagne benn doom bu góor ci waajuram nekkoon i tamit yaakaar nekkoon soutien de famille mais ci liggéeyam muy làmb ci la ko li ko dale muy blessure bi mu am di problème mu nerf mais aussi ñi ci war a jàpp ñëpp Alaaji Ngagne jàpp nañ ci parce que nit ñi aussi nañuy moytu yenn wax yi kii dëddu na yàlla suñu borom du bind ci fukk ak juróom rey ci fanweer àpp ba bu jotee rek li mu war a def da koy def tey jii bu ma fi waroon a jóge ñu war ma sauver Alaaji Ngagne mii war cee def loxoom
la nga xam ne bu ko laalee mu sauvé yàlla dina nëbb xelam ba du ca yegg. doo fi ne sax ba di ko tal. kon nañu rafetal lépp te xam ne ñi ci war a jàpp nañ ci ku ci mel ni Kéba Kanté ñu ngi koy nuyu di ko gërëm parce que moom dafa ñëw joxe xaalis Alaaji Ngañ ni suba nañu ko yóbbu tel clinique pour ñu defal ko pour ñu amputer le tànk bi parce que xale bi làmb pare woon na ci foofu la toll woon. mu joxe xaalis joxe directive yëpp xaalis boobu moom lañ ko dëjale donc li mu won la ne tey xaalis ba nga xam ne moom la ñu joxe woon pour ñu faj ko ci xaalis boobu dëj la mujje waaw te Kéba Kanté def na lu mel noonu ñeneen ak ñeneen mënuma fi nekk di lim mais ñi ci jàpp ñëpp bari na ñi ci jàpp bari na Arona Dia jàpp na si ku ci mel ni góor gi ndong jàpp na ci waa écurie ñoom ñëpp ñi ci waa Pikine ñi ci ñëpp ku ci ne dugal nga ci sa loxo mais yàlla kenn mënul xëccoo ak moom donc yàlla na dëddoo jàmm waajuram yi nga xam ne yaakaaroon na ci moom yàlla na ko yàlla féete fu ëpp fi ko Jules Baldé féete woon tey it ñu bàyyi ko xel ci bi mu dëddoo ndax ñu bëri tey ji da ngay dëddu rek ñu fàtte mais bu ñu ko fàtte bu ñu fàtte yaayam bu ñu fàtte njabootam parce que yaayam day jóg di daanu di tës-tësi pour dundal njabootam nekk jigéen ju am jom loolu la xale bi gis sax ba dugg ci làmb ba ne dafa bëgg a dimbali yaayam teral yaayam dem na Alaaji Ngañ ci feebar bi ba télévision bu nga xam ni ci ñaqam ci bëre la ko jëndale yaayam di télévision bu mag mujj na sax jaay ko pour jënde ko ay garab yu mu fajoo nga xam ni feebar bi dem na ba ngacc leen ba mu jeex tàkk soog ko yóbbu yomal xiyaam donc kooku tey dañuy koy ñaanal rek mu eggalee ndawam ca àllaaxira dañ leen di fàttali tuuti ci Jules Baldé Junior ak la complicité de la réalisation léegi rek Alaaji Ngañ mi ngi ko doon wax digganteem ak Flickis combat gënu ko woon metti combat am yépp a metti wane leen ko ba ci dernier combat am le combat contre la mort mais nul ne peut lutter contre la mort. Jules Baldé Junior ak Flickis Jules Baldé tànk ndeyjoor Flickis tànk gauche Flickis jugee Diamaguène Sicap Mbao fa mu nekk baaxul moo tax mu arriéraat drapeau Bougane Gueye Dany et le groupe des médias. Attention Flickis takk na ko Flickis jël na Jules Baldé Junior Jules Baldé bañ na physique bi parle na Jules Baldé Junior dafa pare dafa liggéey moo tax bi mu arrière daanuwul Jules Baldé Junior ak Flickis Jules Baldé kor na ko day door uppercut day bàyyi loxo droite bi attention daf ko bëgg a bëtt ci suuf Flickis bañ na Flickis mi ngi door ci nopp yi mi ngi door ci nopp yi Jules Baldé loxo droite bi téye na ci ngemb li Flickis mi ngi door Flickis amatul ngemb Flickis siggi na attention ñoom ñaar ñu ngi xeex Flickis mi ngi avancé Jules Baldé daf ko bëgg a sàcc attention Jules Baldé ay uppercut lay door de attention Flickis door na ko attention au KO Flickis a ngi xeex ak moom Jules Baldé door na uppercut laay lalla mbaa kenn du toog ñu ngi xeex ñoom ñaar bàyyante nañu Jules Baldé sàcc na ko Flickis bañ na Flickis concentre-toi Flickis dafa manqué de concentration de Flickis lu muy def nii mi ngi koy dóor laay lalla Flickis daanu na da ngay daanu dafa manqué concentration waxoon naa leen ko Flickis dafa manqué concentration Jules Baldé Junior daan na ko gars yi màmm nañu. voilà noonu la ñu dëddoo ñu koy ñaanal encore une fois yàlla xare ko àjjana suñu doyen Gaston aussi waajuram wu jigéen boobu di suñu yaay booy moom tamit nekkoon jigéen ju baax jigéen ju yiw jigéen ju yaatu jigéen ju nga xam ne boo demee këram mère ba bu muy am 90 ans 99 ans mooy toog di séddale ñam yi këram boo fa demee dalukaay la wàccuwaay la joxe ñam bokk na ci jigéen ñi nga xam ni ku ñeme joxe ñam la macha allah ñeme njaboot loolu tubaarkàlla yàlla na ko yàlla xare ajana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo ñu koy jaale encore une fois suñu bopp ndax suñu yoo yaay la di ko jaale Gaston Mbengue di ko jaale Aminata Mbengue Ndiaye Makan ak ñoom ñëpp rek ñoom Anta ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale ki nga xam ni moom moo fi jóge alors ci loolu nag Alaaji Ngañ ñu sóobu ci pàcc bi nga xam ni moom la ñu jagleel suñu invité tey muy Papa Ndiaye di Yékini Junior Alaaji Ngañ xale yu ci bari da nga leen a tette xam leen bu baax
xam seen départ ba fi ñu egg ci làmb xale bi bokk ci ñi nga xam ni yàgg nga ko géewal yàgg nga reporter ay kombaam fekkee nga ay débéem tey buñ la ne kan mooy Yékini Junior lan ngay wax askan bi ko bëgg a xam. su ma la laajee Ndiaye Angers fu mu jógee. son premier combat. yaakaar. Ouli. yaakaar lay gis numéro 2. nga ñëw ci turu Ndiaye Angers. lan mooy li Ndiaye Angers ba pare. Ndiaye Angers Mbaye Diagne moo ko créé woon sa ménageur. waaw Mbaye dafa bëri ay feemu tur. waaw parce que boobu. booy entraîné si. boobu gis na maa ngi entraîné. te mën naa bëri lool. waaw. mais foog mu nekk ngaa ko ci biir gars yi. waaw. donc lu moo taxoon mu créé tur boobu pour balaa gars yi di comprendre. ma jeexal leen. mu làqale ci biir. waaw parce que maa ngi fàttaliku. waaw. mës na am jour ma ne ko changé la Ndiaye Angers bi mu ne ma déedéet du ma ko changé mu ne ma bàyyil ba jeexal gars yi. boobu da nga daan entraîné ji yor engin wala da nga doon. defar non moo daf ko créé. ay feemam la da ko créé rek. parce que maa ngi dëkk Grand Médine en face fi ñuy loué Angers xam naa ay. repère am la woon. voilà te ñun dañ doon dawal ay. waaw xam nga lu ne inspiration la woon en plus. jox la benn turu ngaaka boo xam ni gars yi fu ñu la déggee dañuy yaakaar ni benn comédien la wala benn. lan mooy écurie Ndakaaru naka la débuté lan moo la gën a marqué ci écurie Ndakaaru ci temps boobu d'abord. écurie Ndakaaru retrouvaille bi naka la woon boobu. ci commencement bi de commencement bi. ci écurie Ndakaaru école de discipline la woon. daanaka ñun ñëpp moo ñu formé. parce que boo xoolee soo xoolee ci milieu làmb ci côté làmb ñun muy formation bi jóge ci Ndakaaru xoolal dafay mel ni dañoo xaw a décalé wu ak làmb pour ñu am combat day jafe pour ñu mën a des fois pour ñuy exprimer wu lu bari parce que sunu dañu jox yar boo xamante ni dafa dem benn instant dafa ëpp loolu laa mën a wax. moo tax doo ñu dégg ci lu bari. mais loolu formation la. léegi nag loolu moo ñu jàpp ñun ñëpp boo xoolee xoolal rek. tuuru écurie Ndakaaru ñu mais rappelé ñu quelque ci écurie Ndakaaru au début parce que écurie Ndakaaru histoire la. waaw parce que écurie Ndakaaru li ma fa doon gën a marqué mooy écurie Ndakaaru doon nañ contact bay xeex. contact ba xeex. doon nañ contact bay xeex parce que maa ngi fàttaliku amoon na man bi may door a commencé maa ngi gënoon nekk xale. mais dama ne woon du ma entraîné ci xale yi. léegi ci kaw ñoom Antoine Bakhoum ñi ngi fa. Antoine waaw. Cheikhou Diène ñi ngi fa amoon na beneen mbër bu ñu doon wax Yékini 2 kooku lañ doon wax Yékini 2 waaw Amasiga lañ ko doon wax. waaw léegi ñoom seen foofu dafa metti woon trop. parce que dañ doon nekk côté bi à droite booyu ñoo fa ne mais ñoom fi ñu doon nekk. guerre la woon. léegi fa la Yékini daan nekk fa la ñeneen ñi daan nekk. mais man dama daan jóge fu ma nekk di dem ci ñoom dañ ma doon gaaj nag. mais juste que bëgguma woon des ci booy bëggoon naa nekk ci ñoom. ba jour bu ma demee ba commencé nag di leen sonal. di të. wax di të. waaw. léegi muy metti ba ci am na ci ñoo xam ne demoon nañ ba benn instant bu ñu daan contact dañuy xeex. dañuy contact ba ñëg parce que dama koy bëgg daan mu bañ mu. am na benn jour maa ngi fàttaliku Etienne lañ koy wax benn waaye bi ñu mës a contact dañuy contact ba yàgg jékki-jékki gauche droite yu dàqe gars yi ne lu nañu àtte man leen kenn du àtte waaw. boobu devant kan la. devant ñoom Yékini devant ñoom Kati devant ñoom ñëpp ñu taxaw. tuddal. Kati Mbaye Cissé moo doon guerrier bi. ak kan. maam Youssou Diène. très bien je veux que leen noo ñëw kooku mooy laas. waaw dama bëgg nga wax ñi. ñu nga fa fekkante. voilà parce que écurie Ndakaaru parce que dafa neexoon trop. parce ambiance que bu ay kilifa la yoo xam ne ay jëree nga daje woon. tey voilà. foo taxaw fekk fa Mbaye Cissé. voilà Youssou Diène. fekk fa Youssou Diène. waaw fekk fa Kati. fekk fa Kati. waaw. fekk fa bari woon nañ. si waaw ñooñu rek. ñooñu déjà rek ëmbaloon. waaw. léegi ku ci nekk yor sa benn caractère boo xamante ni beneen affaire da nga doon contact ba yàgg sa jékki-jékki nga dugal sa loxo fenn def benn kii maam yu si jën ne la kaay nga ñëw mu ne la kaataal fii. kaatal waaw. waaw nga kaatal ko mu tëb nga yanu. waaw kaatal bu kiiwee rek. ba mu tëb action la action continue. voilà waaw. léegi loolu mooy li nga xamante demoon nañ ba bi ñu répee dëgg dañu doon bëree loxo. di xeex amul gant di xeex. parce que tellement que dañu bëggoon affaire bi loolu moo taxoon képp koo gis mu génn Ndakaaru dafay mat. après muy évoluer. ñoom Youssou Ndour ñëw ñoom Mbagnick ñëw waaw loolu moo tax Ndakaaru nekk école bu mag Malick Niang ñëw waaw ak ñeneen ñi ba ci nii moo tax mu nekk école bu mag. est-ce que du Yékini taxoon ngeen am jafe-jafe combat ni mu meloon ci làmb yi est-ce que bokk ci woon. waaw parce que nit ñi bàyyi woon xel. waaw parce que boo xoolee même ci sama côté man. waaw sa côté yow.
yi sama côté da ngay xool moom statut ni mu mel ni ko yàlla bindee. waaw ni muy bëree. waaw man ni ma mel. waaw jege ko. waaw léegi forcément dañu ma war nit ñi dañu may teg ci classe am par force. keroog bi muy face à face ak Moustapha Gueye mu joxoñ la ci biir nit ñi. keroog guddi googu noo def. waaw man nag homme de défi. yaa ngi fàtte baat boobu. maa ngi fàtte baat boobu fàttali. am na nu mu ko waxee woon am na nu mu ko waxee woon. ci biir nit ñi. waaw ñu ngi cercle maître des officiers. waaw moom Moustapha Gueye ñu ngi jàkkaarloo. waaw. affaire bi tàng jër mu ne Papa Ndiaye. parce que ni nga may mës a gis ni nga may gisee homme de défi laa mës a nekk. bi mu la ko waxee. waaw waaw parce que boo xoolee maa gën a méttale carrière ci mbër yi fu ma jaar ki fa jaar fay. fu ma jaar mbër bu fa jaar déglul déggatoo ko. bi may jeexal 2006 bi may ñëw 2006 mu métti trop. waaw dem naa ko entraîné ji waat am na benn moment yoo xam ne dem naa ba entraînement benn moment boo xamante ne nit mënu ma xool parce que dama ne su may génn ci làmb dama ciy génne par un grand porte. ma dem liggéeyaat ñëw affaire di metti nga dem liggéeyaat ñëw affaire di metti parce que dama doon défier ci suma carrière du metti ma bàyyi. loolu moo doon sa philosophie. sama philosophie waaw parce que dafa am fuñ ma teg te ma mën ko. mu nga mën ko. mën naa ko duñ ci jógee góom. waaw noo dundee ak Yékini carrière am yow ngeen bokk kër kan mooy Yékini kan mooy yàq mais ngay xam nga dafa logique bu nga xam ne. dama bëgg nga continuer waat ci ak moom. mooy parce que Ndiaye Angers nga départ. waaw Ndiaye Angers la départ waaw ba ñëw. waaye Dakar léegi Yékini junior bi tamit. waaw non maa ngi ñëw lan moo dindi Yékini junior bi ba indi. foofu laa jëm nii Ndiaye Angers bi. foofu laa jëm nii moo tax ma laaj ko kuy Yékini. moom fa laa jëm nii moom. voilà très bien parce que ku ma xam rek. xam nga maa Yékini. waaw kan mooy Yaxya tey boo koy teg. waaw Yaxya suma mag la. waaw ñu nekk Ndakaaru mu rafet. ñu dëkk mu rafet. nit soo koy ànd ak moom doo bàyyi dara man du ma joxe bopp rocc làmmiñ. te bu leen dëkk dafa am lu indi dëkk bi. waaw parce que boobu dañ doon nekk Ndakaaru di rayante di bëree. waaw mu gis sama style. mu gis sama ni may doxalee. ñëw na ba ci sama kër waxtaan ak sama papa. insisté ba sonn paa bi bañ. ma insisté ci kaw paa bi ne ko nag comme bëgg naa bëre bi bàyyi ma dem. ci lañ dëkk mu wóolu ma tamit. ñu nekk li am solo rek mooy nit fexeel ba foo mën a nekk ci ko àdduna bi bu kenn am nañ la wóolu mooy confiance. confiance li ko ëmb mooy tey ji boo si sa daal teg ko fii. bu la neexee mën nga dem ñëwaat fekkaat ko fi bu ñu séqee man ak yow. yàlla seedeel ñu. yàlla boobu moo ngi seede mais keneen du ñu seede donc valeur yooyu saa boo ko gisee si nit jàppal mën nga dem ak moom ba mu jeex. te Yaxya du jël n'importe qui taf ko ci wetam. moom laa jëm ni. waaw léegi nit ku doy waar la ku pointilleux. lu mu la njëkk a inculqué yow. voilà am na valeur yu lan la njëkk a valeur yan la njëkk a kii ci yow. surtout ci mbër. non soxlawul sax ñu ma ci développé wu da nga may xool rek après nga xool ko di nga xam. li nga jël ci moom waaw di nga xam ne laa jël ci moom. moom li mu la imposé. waaw boo ma xoolee. waaw ci suma carrière boo ma xoolee ni may doxalee. waaw di nga xam ni am na lu ma jël ci moom. waaw loolu moo ci ëpp solo. maanaam. boo ma xoolee ni may doxalee di nga xam benn rek boo xam ne bii wóor na la ne. lii waaw moom bëgg na professionnel na. d'accord. respecté na entraînement. waaw lu mu bëgg a def moom dina ko def. lu mu xës ba bëgg def. waaw dafa mel tey ñun ñi bëgg nañ làmb nekk ci di ko def. jox ko akam ba mat sëkk. amul jour bu ma dul xëy daw ma sport ñëwaat toog. ci moom laa ko jëlee. waaw professionnellement. waaw hygiène de vie bi. waaw bon léegi nag ci biir loolu li Malick di wax. kañ lañ la ngéntewaat. bi ma demee ba mu leer tamit commencé naa jeexal gars yi. boobu moom fu mu toll. boobu moom mi ngi boobu moom yéeg na. boobu ci ban combat la war a toll wala jàppatoo ko. jàppatuma ko mais boobu moom mi ngi ci kaw a kaw boobu mi ngi fàtte naa ko. mais moment boobu. après si laa ñëw ne mbay changel ma tur bi ñu def ko après ñoom ñëpp ñu xool ñu xam ni comme ñoo nekk te wax dëgg yàlla tamit maa ngi ci tànkam. pourquoi pas ma. parce que moo Pouye 2 a Ndiaye Angers la woon. moo kii Ndiaye Angers la woon. moo Pouye 2 fekkuma fa. non yow lay wax. ah ok waaw yow laa wax. Ndiaye Angers bi. Ndiaye Angers bi. c'est-à-dire. booy jàpp Yékini ak yow seen mariage dëgg drapeau de la paix. mooy ban.
mooy bi Luc Nicolaï après man ak Géant voilà waaw man fàttoon naa voilà waaw boobu man ak Géant la woon combat ak Géant bi parce que boobu Géant dafa jeexal waa Ndakaaru waaw dafa daan Chris Cross daan Waly daan xaw Waly na leen jeexal Gueye waaw Waly ndeysaan mi ngi fi bu baax anu Chris Cross tam bàyyi na moom moo nekk nijaayu booy anti bu Grand Dakar bu am avenir aussi waaw comprendre nga léegi noonu moo andi loolu yëpp ok après drapeau de la paix bi waaw parce que drapeau de la paix bi ñuy xool boobu dafa jeexal gars yi non boobu mooy roi des arènes waaw boobu moom Géant xaw na jeexal gars yi mais boobu dama ne nañ ma ko jox mais boobu tuuti naa loolu pour jël ko parce que boobu Géant la en plus du taxaw jàmbaar la man nañ ma ko jox gars yi ñii bañ ñii nangu 2004 sa ban combat gën a metti sama combat yi am na benn grand combat bu metti boobu rek bi lay confirmer du Géant déedéet Khadim Sarr mën na bëri trop moo la confirmé waaw mën a bëri parce que boobu moo la déclenché moo ko déclenché waaw parce que boobu moom toll na foo xam ni mën a bëri te dëgër ñi dàq bëree ci la bokk waaw te bëre bu leer lay bëri waaw mbëri boobu moom combat bu neex la looloo la may claf bi waaw looloo tax ñu sélectionné ko ci claf bi 2 ans après c'est ça voilà claf bi lu mu joué sa carrière parce que claf bi metti woon waaw mais jàng nga ci lu bari mais damaa gëm ni destin la parce que claf bi narul woon am ndax man waaw narul woon am ndax man parce que bi ñu ko monté montage bi ñu njëkk a def dañ ma ne kaay yow la Coly Faye Balla Gaye ak Ousmane Diop waaw yaa naa gi suba gi xaw ma lendemain bi ci deuxième jour bi après ñu ne ma ñoom ñëpp génnaat nañ quoi man rek ma des fa nag ñu créé waat beneen groupe ci lañu andi Tapha Tine Issa Pouye ak kan ak Lac de Guiers waaw parce que boobu man je me suis dit que lu xew rek lu mën a xew man moom ku ñëw baax amul ku may taxawal yow moom ku ñëw baax waaw boobu moom machine à tuer la boobu pare na mais nag ak jaam ak pexem yàlla ak dogaloon nit dina bëgg dara mais yàlla mooy dogal nu ngi ko bëggee la ko defee biñ la tuddee lay ñett ñooñu bon sama xel am na ko mu jàpp kan nga gënoon sóor ci tournoi bi boobu guddee ak sa bàmmeel sóoruma ci kenn ñoom ñëpp benn wallahi azim pour yow da ngay ñëw rek jaar non aw ma sax xel ñaar ci kenn si ñoom non kan nga yaakaar ne moom ngay finalal par exemple ci ñoom kan nga ne moo ëpp performance pour final ak yow ñëw nga sa confiance non waaw mais sóoruma ci kenn xalaatuma ci sax yooyu dama du Lac 2 di Issa Pouye du Issa Pouye man dama jàpp ne Issa Pouye nga gënoon sóor Issa sóoruma moom nga joxoon waaw parce que moom la nit ñi gën a xam moom laa bëgg a wax waaw non moom la nit ñi gën a xam waaw parce que yéen ñaar seen yow mooy seen génération presque waaw moom moo ma jiitu nag waaw non c'est benn ngeen waaw mais waa benn lañ daan ak yow yoon ak yëpp waaw ñoom ñoo ma jiitu mais sorewuñ noonu ok waaw léegi ñu safal ko làmb tuuti nga dugal ma Yékini Junior bu tuusee ba dugg ci làmb ñu xool style am xool dégagement am ñu soog a dellu siwaat ci plateau bi tegal leen benn combat am parce que qui a valu à Super Diamono d'être présent en finale, arbitre bi sifflé na Super Diamono moom ngeen jàkkaarlool Youssou Ndour daanu na léegi digganteem ak Elton muy première demi-finale bi Super Diamono door na Yékini Junior riposte parce que Yékini Junior foog mu mën a xeex lool gis nga. Yékini Junior door na ko mu daal Yékini Junior 25 secondes mu door Super Diamono mu daal extraordinaire am na door am na bëre explosion de sol oh da ko door ci manto mu daal putain del la ko def mu daanu Aliou manque de gàllankoor.
gis ngeen ko noonu macha allah combat la bu nga xam ne daf may rappeler lu bari jamono ji 2009 boobu maa ngi RTS donc archive yi dafa am solo ñu wane ni champion la bu nga xam ne nu nekk daane na ko mbër ci làmb tuusam macha allah bu tuusee rek da ngay gis lu bari dafay mel ni sax séeréer la ndax jege ak proximité bi mu amoon ak Yaxya ba bu tuusee da ngay gis Yékini ci moom. Yékini ci moom Malick yi dafa bari war di génn xam nga lu tax tendance que dañuy jéem a suul nit ñi. mel ni defoo fi dara. fekk nit ñi bëgg nañ ci yow lu yàgg. yii roqati ko bu baax génne ko. dëgg la non il faut ñu koy génn di ci waxtaan. parce que nit dafa am jaar-jaar. am ñu ko dab ci mbëggeel te ñooñu war nañ xam kii li mu def. keroog bi mu wér ak super jamono Demba Diop boobu feesal ko yombul. dëgg la attention combat bu metti boobu xale bi ñuy wax super jamono nekk Rock Énergie Parcelles booba dafa am ginnaaw dëgër. gis nga bi mu ko xam nga direct nga ko dóor. direct lii mooy direct. direct la ko dóor lii mooy direct. parce que yaa ngi wax nga ni combat bi c'était la première fois nga taxawaay bi nga taxaw noonu. dellu si waat ci parce que souvenir yu extraordinaire la. et puis bi ñuy tuus tamit ku nekk ci gars yi yaa ngi koy lim naan xoolal diw. mu mel ni da nga nostalgique ba am chair de poule. combat bi boo xoolee. après 2006 bi si laa ñëwaat bi ma ñëwaatee. 2009 claf. si laa ñëw 2009 amaat défi. si laa dem voyage yi changé waat pied. pour mën a tromper waat ñu bari. parce que bii maa ngi naan lu mën a xew du ma bëri ak moom lii laa andi woon. parce que dafa teg tànk droite ma teg gauche. ma natt ko foofu baaxul ma. Mass indiwaatal combat bi parce que li muy wax nii il faut que illustrer ko. non waaw xam nañ ko lu ñuy wax. c'est important. waaw léegi bi ma nattee boo xoolee dafa bouger taxawaat. ma tëb benn pas su ma tëbee benn pas su ma tëbee nii benn pas tànk mbële day dugg ci sama biir. su ko defee fii daf koy jege fii. léegi bi ma tëbee dafa dugg ci biir mbaal bi loolu la ñuy wax mbaal. waaw ci axe bi. waaw dafa nekk sa axe. dafa nekk ci biir waaw parce que dama ko natt nii quoi. yaa ngi koy natt di ko xool ci biir. di ko xool waaw léegi fii baaxul mais il faut ma dem droite pour mën a dugg sama mbaal fii baaxul ba tey. ma tëbaat il faut ma tëbaat benn. fii laay nattee nii fii baaxul mais il faut que ma décalé wu. fële benn xoolal. non damay tëb xoolal voilà léegi mi ngi sama biir. mu indi pied gauche bi mu door a ñëw dugg si biir mbaal bi. te lii dafa bokk ci li nga xam ne maanaam bi nga demee bitim réew da nga ko jàng. waaw da nga koy jàng waaw. préparé woon naa ko. donc xam nga dóor na mu daanu. waaw. te façon bu nekk daane na ko mbër. mu nekk champion bu nga xam ni tubaarkàlla maanaam carrière am dafa am ay jàngat yu bari dafa am ay haut. am ay bas. mais champion balaa nga koy xam mu nekk ci période bu metti relevé wu pour dellu siwaat au top niveau loolu moo jafe. alors moom comme ni mu ko waxee bari na jaar-jaar yu nga xam ne jaar na ci mbër jaar na ci carrière am doxee fa fay. parce que classe bi jiitu bii bu amul woon mental amul gëm-gëm xam ni moom am na lu nekk ci moom ay qualité yu nekk ci moom mais lii destin la kon du rebondir il faut être psychologiquement fort pour rebondir après 3 défaites consécutives. mais nag du ñu bett ndax ki mu nekk ci coupolam. parce que un champion comme Yaxya Diop xam na compétition léeg-léeg nga dugg ci nga duggee ci buntu bu xat. génn ci buntu bu yaatu. loolu da koy accompagner parce que loolu tamit da koy may doon lu tax boo gisee ñuy bëgg champion di wéeru ci kaw professionnel. bàyyee tax. parce que pour ñu jóge ci foog ndaanaan yor la. série noire mbër mu ci génn rek ay ponk la ne sa wet. alors noo ci génne. waaw parce que c'était des moments très difficiles. série noire am na ñu nga xam ne dañ la naan non bu yeboo nga bàyyi. waaw parce que maa ngi fàttaliku bi affaire yi jeexee ma waroon voyager dem États-Unis am na ci sama tante laay wax moom daanaka sama yaay la. moom mooy sama yaay. mu taseeg sama gars yi kenn. fekk may voyage mun na ko Pape dem na quoi mais la moo tax bu demee foofu lu tax du toog mu bañ a ñëw parce que affaire yi metti na quoi. léegi ñoom tel que niñ ma xamee mun na ko Pape du toog mun na ko Pape buy génn ci làmb porte bu ngand lay génnee
mais du génn ci porte bu ndaw. c'est que pour wax la yow ci li ngay wax mooy Yékini dafa am combat yu bëri yu muy préparé yoo xam ne doon nañ def 12 rounds yoo xam ni man ak moom ñoo koy xeex. man ak moom 12 rounds yoo xam dañ doon xeex ba nit taxaw jël chaise am toog jàkkaarloo ñun mu jaral ko mu neexal ku ci kaawu nit wala dara. te Yaxya dafa soxor. waaw doon nañ contact 45 minutes yoo xamante ni sans arrêt. du la may dara. déedéet doon nañ contact weeru koor 3 heures mu naaj bi tàng ñu woor di contact. donc nag moo tax ñu wax nit ci loo nekk def ci li ñu ko war a def yàlla mooy maye. mën naa am combat tey wàccee 66 kaamil ou 100 kaamil sëriñ bu nekk ñaanal ma su nekkul sama wërsëg mun loo wax ba ma gañe combat bi mais defal li nga war a def. ba boo wéetee. xam ne ñàkk ñëw. def nga li nga war a def mais yëpp def nga ko sa côté. man loolay sama défi. mën naa bëre mën naa xeex tarbiyewu naa wërsëg yàllaa koy joxe parce que ñu ci bëri xam nga lan lañuy jaawale. dinañ la gis nga xaw a correct tuuti comme man nga xaw a yor ba du tàppet tuuti ñu naan. waaw gars yi dañ naan tàppet nga. waaw loolu xam naa sa kanam gi. looloo ma sonal kanam gi gars yi bari dañ naan Yékini Junior tàppet la Yékini Junior jaay taar la ay affaire boogoo ak yooyu lay jaay. léegi nag ko lamb ji du léegi nag nii la ma yàlla bindee noonu laa mel ba ma xoolee da nga xam ne kii nii la mel. mais kanta bu ñu duggee ci géew bi nga xam kii mooy léegi nag ñenn ñi dañuy profité ci loolu. pour jéem a def semblant mais ku ma ci dajal da nga xam ne kii yow daje nga ak nit am na beneen kanam buy ñëw. parce que kanam gi may gis booy jàkkaarloo gars yi ci biir làmb ji ak kanam gi. léegi nag ñeneen ñi ci des ñëpp ku ci nekk da ngay saalee di xool nooy jaare bëreeg man liggéey bu metti la. ñoom ñoo la gën a xam. jox ma digganteem ak Modou Anta bëreeg moom metti na loolu am na solo li mu wax aussi dafa am solo parce que nit ñi dañuy jaawale fi mbër mi war a sole mbubu xar ak fu mu war a sole mbubu gaynde te ñaar yi bokkul Yékini Junior bii toog nii Papa Ndiaye bii lewet doom ak Papa Ndiaye bi dongali ba takk ay jàjjam ba ñëw jàkkaarloo ak moroomu mbërëm ñaar yooyu bokkul jox ñu digganteem ak Modou Anta. ordinaire jërëjëf Modou Mbaye ci reportage boobu am na solo trop combat bi nga ñëwaat ci commentaire bi parce que combat bu métti la nga daje ak ndaanaan daje ku nga xam ne pratiquement ëppoo ko doole ëpp la doole pexe rek moo la ci mënoon génn. bii dafa am sama benn coach boo xamante ni jàmbaar la dañuy bëre mun a ma Modou Anta ban mala la ci bëre maanaam dañuy décrire mbër bu nekk. mbër bu nekk dafa mala boo nduróol léegi pour nga rëbbi ko il faut nga xam nooy daanee mala boobu ku ci nekk am na nu muy doxee ñu taxaw jeex ba sonn ma ne ko xaw ma ko mu ne ma fel la ma ne ko fel mu ne ma waaw mu ne ma fel ma ne ko fel mooy lan mu ne ma pour nga daan ko nooy def ma ne ko laaj nga mu lu ma xamul de. fel dafa jafe ñun ñu doon dëkk ci fu nga xam ne daa am suuf. ñun doo ko xam. matt gi dafa saf te dafa tuuti. voilà te daa gaaw te jàpp ko yombul. voilà mu ne la léegi mu ne la pour nga daan ko foo jaar nga boo tëbee day dem. maanaam boo tëbee ci kawam doo ko daan. dafa mobile. da nga koy raay. fel da nga koy gi bari ko tëj. waaw bi ñu demee di dem boo xoolee ci combat bi ñu demee ci première action yi attaqué naa ko lu bëri di xeex ak lu bëri parce que après dama fàtte ni. Mass ñëwal tuuti waaye. dama fàtte ni foog ma am nu ma def ak moom. xaaral Mass kii wala ko nga ñëw parce que combat bi dafa riche lu bëri. dafa riche dafa bëri enseignement. waaw léegi bi may insister di ba. waaw dama laal tànk bi. loo ci jublu woon. pour mu tëdd sama kaw fule. ok pour mu wetu. waaw peggi ngemb. waaw xam nga ngemb. Malick ngemb. parce que lii ci judo Ushimata la. waaw mais gis nga. waaw mais ci wolof mbot gis nga. waaw da nga def judo. def naa judo. waaye ci wolof botti la. mbotti. yaa ngi dégg damay bañ boot. waaw boot na ko daan na ko may boot c'est porté. waaw boot c'est porté mbotti mooy. waaw ci suuf ngemb dafa am solo. est-ce que xam nga ngemb ñaata côté la am. ngemb. waaw. 6 buntu la. 6 bunt moo ne ci ngemb. ci boo dugalee sa loxo. am na poxotaan. ñaari poxotaan. ñaari poxotaan. am na dënn. am na dënn. am na genn. am na genn am na peeg.
mooy wet yi. loolu boobu loxo baa ngi ca peggu. waaw 6 la. waaw 6 la 6 la. alors Modou Anta. fii nga toog la toog. nee na jël bi metti na ko. te wax dëgg yàlla bëggaat na ñu biisaat ko. da la tudd de. da laa tudd moom nee na daal. nee na jël bi nga ko daan nii. metti na ko yat trop wi. nee na ku ko dóor yat. waaw di nga ko jox di nga ko joxaat. mu fay waaw fi ne ñu ngi ci limu série bi nag. série adversaire yi ci la ñuy dugg ni potentiel adversaire. waaw ñu ngi dugg nag ci moom da laa tudd nommément. moom da la tudd moom. waaw ni revanche bi bëgg na ko. nee na daal moo ko gënal lépp même xale yi koy laaj sax nee na nañ ko may tuuti rek. ba mu pare ak yow. xaw ma nag yow it foo toll. non champion la man suma carrière yëpp du ma toog sax di laaj mbër lu bari. maa gën a jafe utal adversaire bi may bëreeg moom su may morom nanguuñ morom mu bëreeg moom boo xoolee sax d'habitude ñi may war a bëreel d'habitude du ñu bëree demal ci 2009 ci suuf dinaa jël ay prix yoo xam ay combats yoo xam ne. c'est que boo ci defee erreur bu ndaw rek après loolu mooy répercuté wu. boo ci daanee taxaw fi nga taxaw. c'est vrai daan naa ko taxaw 2 ans yoo xam ne bëreewu moom te du yoon. ok donc moom. du ma bañ bër. bu yàlla boolee sunu ñu war a daje dinañ dajawaat. non ndax revanche bi est-ce que c'est à l'ordre du jour bokk na ci sa plan yow est-ce que sa plan de carrière revanche boobu. est-ce que non revanche boobu jotagul. jotagul déedéet jotagul. bon benn kon dinañ ci dellusiwaat. dinañ ci dellusiwaat. Lac Rose fii la toog. waaw Lac Rose xale la xale bu mën a bëre bu am jom. suivre naa ko mais da di combat ak Moussa Ndoye. sentir naa ci loo xam ni sportivement laa wax de. waaw. bu doon sama rakk la man. wala bu doon sama ku ma bokkal. dama koy téye yóbbu ko mu faju parce que am na mi ngi ci am na. faju na entraîné na nee na wér na. am na lu mu tuddatee ñoom ñoo des ci suuf ñi nga xam ne mën nañu yéegaat téye làmb ji. am na avenir am na mérite bëre ak yow. voilà ok bëgg moom. su ko bëggee rek incha allah. dina am mais xoolal moom na faju ba mu leer na faju na. non mi ngi ci moom kay nee na faju na kon bu ci nekkee kon bu ci nekkee moom bu ci nekkee. ñun dañu xam ne mi ngi ci. mais li ko dalal moom. dama koy ñaanal yàlla bu mu ko dalati. ok waaw parce que sunu nawle la. da nga ko bëgg a gisaat à l'œuvre. da nga ko bëgg a gis à l'œuvre na góorgóorlu ñu xool leer na ne à l'œuvre parce que man li ma yëg waaw li ma yëg ci keroog. mais yow kii. parce que keroog ñu bëri ñu ngi naan dafa daw jàppal bàyyal dawul dafa gaañu. négocier combat. waaw parce que mais nag boobu képp kuy sportif rek sa xol sot na. ndax. waaw affaire bi du affaire de guerrier affaire de déedéet. dafa métti woon. amal wér. am tan ñëw nekk ci. na def loolu. ñu xool Lac Rose à 100% de ses capacités. waaw loolu na ci nekk waaw. Alaaji Malick. mais Moussa Ndoye moomu nag. Moussa Ndoye champion la. combat dàq ko. déet combat waxuma champion la de. déet champion la kenn wax. waaw. mais Moussa Ndoye Yékini Junior. Ndiandem xam nga nit ñooñu noonu ñëpp ku ma ci laaj dinaa la jox cëru delloo la cër bi. ku fi ñëw laaj na la. parce que am nañ plein droit laaj ma dégg nga ma neex kaay ma limal la rek. laaj na la. Moussa Ndoye fii la toog laaj na la. Lac Rose fii la toog laaj na la. Thiès nu mu tudd Modou Anta fii la toog laaj na la. Sa Thiès. wuy ma yow kay dama ne xam nga bi la kii di wër. ma bëgg ñu bennal ko alaaji nga. waaw nañ ko limal par benn xam nga ñu woon ci Moussa Ndoye. waaw ayca nañ dégager dañuy def par dégagement. waxal nañ la Modou Anta nga ni jotagul revanche bi. ñu wax la Lac Rose. nga ne da nga ko bëgg a xool mu nekk à l'œuvre ba nekk à 100% nga soog ko jël. alors fi mu nekk nii Moussa Ndoye moom nga xam ne moo daan Lac Rose ci sa kanam ba mu metti la est-ce que Moussa Ndoye yow. Moussa Ndoye sax kaay ma wax la. kii Tonnerre da ko daan Moussa Ndoye ñëw daan ko. daan Tonnerre. kon boobu tamit mi ngi taxaw. adversaire boole na la te lim na la de boole na la ci de. te Moussa sax kenn da ko sañ ca ban. Moussa moom boole na xaw ma nag da ngay bàyyi gars yi jël ko wala la. ku ma ci yàlla boole rek ma jël. ku ma ci yàlla boole rek ma jël. non yàlla moom kay bu suñu plateau bi moom bu dee yàlla la kay wax la ñu teg bagage yi tekki yëf yi te dem. parce que yàlla moom fa la yëf yi ferankulaayo. téyel ñaari loxo. waaw da ngay sampal. fii samp fi xew de. fii samp fi xew da ngay samp. de teel ci la bokk. jëlal sampal ndënd bi. fii samp ndënd bi parce que loolu am. fii samp fi xew. baax na. yàgg naa samp. da nga daan samp di xeex man saa yu ma sampee kenn du sempi. fii boo sampee ñu sempi. xam nga sama carrière si làmb. xam naa ko. xam nga sama carrière si làmb. waaw ñenn ñi dañuy xaw a daanu di soox wala ñenn ñi ne ci position ñenn c'est normal ñu may laaj. mais chaque jour saa boo déggee ñu ne bàyyi loolu xel
saa boo déggee ñu ne diw ak diw ñoo war a taxaw. xoolal chaque jour ndax ci kan lay jóge. ama neex. ama neex wax guerrier la jàmbaar la bu ñu yàlla. yow ñëpp xaaral xoolal ñooñu noonu ñëpp bëgg nag kii Papa Ndiaye bëgg ngay bëgg Papa Ndiaye. Papa Ndiaye bañu ma kenn. xam nga yàlla moom dama ne début et à la fin de tey toute sa chose. combat tey bu ñu ne woon. bu ñu woon indil la luy avance priorité. Lac Rose bi mu toogee fii wax ne ay priorité am. Modou Anta priorité mooy yow. man sama ñaari priorité am nañu adversaire. ban ak ban. Eumeu Sène ak Gris Bordeaux. Eumeu Sène Gris. waaw moom nga bëgg am nañ combat. d'accord naa ñooñu kenn waxatu leen fi mu ne nii. d'accord naa ndax ñoom ñooy mais yàgg Sa Thiès. xam nga lu tax. ñooñu ñooy tofoom ci làmb. waaw ñoom ñoo topp moom moo topp ci ñooñu. booy xool Gris Antoine Bakhoum moom moo toppoon ci ñooñu moom c'est normal mu demander leen. mais ci nii làmb toogee tey. yow au moins am na loo dese lu bari ci làmb. te ñoom ñu ngi au sommet. je pense que sa chance. sax mooy làmb di heure bi waroon na la fekk sax. si parce que kii. moom mi jiitu na Balla Gaye ci làmb ñaataat jiitu na Modou Lo ñaataat ci làmb man kii bi ma koy xaw ma ñooñu. kon yàlla mooy binde noonu Tapha Tine mi ko mujjee daan sax kii bi may xam kii ci làmb xaw ma Tapha Tine mais yàlla moo binde noonu ñii dañu mel nii ñëwee nii mais tey. am nga client yi ñu lim fii ñëpp say nawle la ñu say adversaire dañ la tudd de buñ la tudd woon xam nga lu tax ñu indi la dañu ne tudd bi doy na Malick dem la indi ji Yékini Junior parce que da nga jaar laa soxla yaa gën a jaar yow fi mu ne da nga jaar fi mu ne boo doon maa gën a jar te jotaguma avance yaa gën a maa gën a jar te jotaguma avance mais da nga waxul da ngaa waxul nag moo tax waxee xam fii de boo fi waxee wax taxul combat taxaw léegi waaye fii boo waxee balay tabaski xam nga lu tax wax taxul combat taxaw léegi waa léegi lu mu musul def mos naa ko def mooy ban combat la ñu doon tëgg ma dem di dëkk kan laa doon dëkk Sa Thiès laa doon dëkk de waaw bañ dagg sama yére bañ xotti sama yére waaw c'est la bàyyi di dëkk c'est nga bàyyi di dëkk parce que boobu dama ne dafa am ñaari booy yu ma gis ci làmb ji waaw muy Ama Baldé ak Sa Thiès waaw su bëggoon naa bëre ak ñoom parce que am nañ benn fubb boo xam ni ak benn rigueur boo xam ne gisuma ñuy delloo avance. xam naa lu tax nga bëgg a bëre ak ñoom xamoon naa ko. yow xam naa te ba léegi nag dafa nekk actualité. la moo tax garde yi kii xam naa lu tax nga bëgg a bëre ak ñoom. waaw xam nga ñooñu dafa am ci ñu. garde yi foog nga fël leen xam soog a nga yegg garde fa nga jëm. xam nga kii. boo fëlee Sa Thiès Balla Gaye day daal di taxaw sa kanam. non man maa bëgg a guerre te xam naa ne ñooy ay guerre kat. ay guerre kat waaye xoolal surtout Sa Thiès nag Sa Thiès. xam nga kii Sa Thiès attaquant la. xam nga kii non c'est-à-dire c'est un leader scientifique. kii mbëru scientifique yi la. xam nga moom bu doon kii dama naan la ci ay recherche la ne. day yóbbu gars yi labu. waaw recherche waaw da leen ñuy yóbbu DPS la après doog a ñëw. làmb ji nag fast track la léegi. fast track la. dama lay wax de Yékini Junior. waaw Sa Thiès dëkkoon nga ko c'est vrai mais boobu ñor na parce que moom bëgg na la te yow xam naa ne bañoo ko. Sa Thiès mënuma ko bañ. mënuma ko bañ parce que. sa bëggeel boobu mi ngi à l'ordre du jour ba léegi. non bañ mënuma ko bañ. mënoo ko bu ñu bañ yàlla waaw bu ñu waree bëre dañ bëre. kon Sa Thiès liñ ci communiqué. kon pour man liñ ci communiqué. doy na sëkk. kon mën naa jàpp ne tey sa priorité Sa Thiès. xoolal mënuma ko bañ li ma wax du priorité. nangu mënuma ko bañ parce que tey jii boo génnee ci bi lu ñuy wax. sànq dama la ko dama ne la. mosuloo gis ñu ne la junior ak diw nga dégg ñu naan si junior la yàqu moom koy da ngay dégg ñu naan junior moo kii war naa mën a nekk wala diw déedéet mais moog diw man ci biir combat sax bu ñu dajee ci biir combat man dama yaakaar maa war a def lépp. voilà man noonu laa mel homme de défi la parce que saa bu ñu nee diw ak diw war na neex jàpp nañ ni lii guerre maanaam waa guerre wax jooju rëy na lii xeex la man maa bëggul lu yomb. mais fast track te bi moom yow Sa Thiès moom gën a neex lool. ah yaa Sa Thiès ko dafa neex. waaw dégg ma ne liñ ci communiqué man li ma ci communiqué. waaw xoolal tey wala guy gi ñu wax guy xoolal tey jii bi ñuy wax combat bi kañ lañ commencé woon wax sama combat ak moom. yàgg na depuis ba nga ko dëkkee ca nees. jeex na après jox nañ ko fi kan ak kan lañ ko fi jox. waaw am na fi ñaari bëri na fekk booy ñaar bëri na fekk nangam bëri na fekk nangam. voilà donc yàgg nañ ko wax quoi pour man. wala guy gi ñu jox la guy gi. parce que man am na un jour ma tase ak moom tase nañ ci géew. waaw bi may samp noonu mu ne ma sama combat ak yow yaa ko daw. ma ne ko non man kenn ñëwul ci man yaa ko daw nag. non parce que xam nga lu tax mu garaaw.
dafa am milieu dafa am ay milieu ci biir làmb ji. dafa am milieu bu grave bu ci nekk. mooy ban ay coxeur lañ. ay coxeur. waaw maanaam ñoon ngay woy coxeur. déglu ma rek. da ngay ñëw tey jii ne leen diw laa soxla. waaw. combat ak diw. xaw ma fan la ñuy jaar ba ñëw ne la diw woo nañ ko maanaam jotuñu ko wa ilaa combat bi nanguwul jàppal ba pour mën la paas keneen. waaw non c'est-à-dire pour jaabal la. non yow doo yëg lu xew. waaw moom laa pour jaabal la doo yëg lu xew parce que man après je me suis dit loolu mooy peut-être loolooy problème bi. parce que ngay jékki-jékki dégg benn wax fële dégg na ni dox nañ ko te alors que man déedéet gisoo kenn voilà loolu moo tax mooy nekk di wax da ngay xool depuis suñu problème yi amoon jàppal bayal boobu ba tey nit ñi ñu ngi ciy wax di ci wax waaw man gën naa ko dëggal ba taxaw benn jour dëkk ko publiquement te war ma def loolu sama diggante ak moom lu mu dee raw naa ko tuuti mais boobu juste que nit ñi bëgg nañ lii rek amul problème naa ci taxaw. combat amateur la. waaw combat bu neex la. voilà te combat guerrier non damay wax guy gi mooy fématal de. waaw léegi kan guy gi. waaw ñu indi guy gi léegi dañuy yéegaat tuuti ci kaw. waaw guy gi bu ñu waree bëree tamit dinañ bëree. mais combat bu jaadu la. Papa Ndiaye. parce que rek déglu ma ñëw déglu ma ñëw déglu ma ñëw foog nga tàngal affaire déglu ma ñëw waaw xam nga am na ñu mën tàngal am na ñu mënul tàngal man sama attitude nii laa mel non boobu léegi gis nga guy gi li tax ma suñu waree bëri dinañ bëri c'est que guy gi man dama yaakaar ne man ñemewu ma man dama loolu laa foog guy gi waaw man dama yaakaar ñemewu ma léegi mu tàng na parce que saay buñ ko waxee tamit gisu man même moom dafay même boo ko interviewé nga wax ko gis sama combat da ngay gis. day daw da koy fël. sawaru ci. guy gi ñeme woon benn jour tase nañ ma ne ko yow mu ne ma naam ma ne ko sama mbëru papa nga. mu ne ma naam ma ne ko mais sama combat la moo tax doo ko jël après ñu rey avancé dem. ma koy nuyu au passage mbër bu am jom la. am fulla yaa ngi leemaatu de. non parce que dama xam ni su bëggee bëre. waaw. instant bi dinañ bëre bëre rek la bëgg. waaye tamit ba Malick su ko bëggee moo ko teree ne. pare naa yow yaa ne guy gi dafa ragal. non guy gi bu ma ñëwoon jël na mu bu yàgg. kon guy gi ñëwewu la ok mais digganteem. waaw ak nu mu tuddati Boy Niang numéro 2. ñaa man. Boy Niang mel na ñaa amul combat boobu neex na fi. ñaa waaw. Boy Niang numéro 2 Yékini Junior. waaw def na lu mu war def yëpp. loolu xam nañ ko. léegi moom. waaw dafa yor moom sax ca kaw la doon viser ngay viser ca kaw. waaw yéen comme tamit moom dafa yor kaasu fondem. di ñaa waaw gis naa ko mu yor kaasu fondem di naan. di ko jox gars yi. di ko jox gars yi surtout waa Guédiawaye. waaw man fonde rek laa bëgg. loolu leer na. sa waay xam naa li muy xam nga. la grande porte bi muy wax maa ngi koy jàng ci waxam kon daal diggante guy gi Boy Niang ku la ci jox nga jël waaw namu ci yebbu ci maa ngi nii toog ku la ci bëmax nga jël maa ngi nii toog ma ne ku la ci bëmax nga jël maa ngi nii toog kay non yaa ngi nii ku mu neex woo ma waaw ku mu neex woo Malick waaw jeex na kon du yàqoo ci yow du yàqoo déedéet balaaj Malick kon leer na ñun am nañu promoteur bu nga xam ne dinañ ko wax mu dox. waaw ndax ku bëreeg Tapha Tine muy seen revanche dëgg yàlla boo tàllalee ñoo loxo war nga xam ne war nga mën a bëreeg ñoom waaw ndax coow li mooy ku tàllal loxo Tapha Tine bëreeg moom te nit ñi di ko daw ndax kii bi muy jël Tapha Tine koo ko jox mu bañ dëgg la koo ko jox mu bañ c'est-à-dire mérite bi mooy revanche am ak Tapha Tine waaw revanche am ak Tapha Tine te Tapha Tine loolu kii ku mu war a naw la ku mu war a naw la parce que dafa bëreeg moom dignement xaw ma am nga combat bi xaw ma préparé nga ko mais combat bu honorable la bëreeg Tapha Tine bëri nañu combat bu honorable après Mass dina la ko won parce que prévoir nañu ko mu bokk ci combat yi nga xamante ni aussi revanche la woon mais mu wone waat ci beneen xar kanam parce que seen premier daje amoon na ci lu ko naqari et puis waxal date bi revanche 2008 2009 parce que boobu bi Tapha Tine bi kii di bëre ak Tapha Tine mi ngi takkee unité 2 unité 2 la ngembo dem ci sama kër nijaayam mu am lu ko naqari lool keroog man jamono yooju côté boobu laa dëkke moo tax ma fàttaliku ko mu koy topp ba waaw daaw jéeg ñu soog a dajewaat mu metti lool mais lan mooy sa problème ak maanaam Tapha Tine loolu yi rek c'est quoi
c'est quoi parce que dafa am mbër yu nga xam ni des fois dañuy nekk bête noire nit wala seen bëri du juboo mais lan la wala dalaa man non parce que soo xoolee combat bi passé da ngay gis ni dama ko xiif waaw xiif bu ëpp bi nag moo indi loolu ko yàkkamti parce que Mass Tapha Tine ak Yékini Junior parce que man du ma bàyyi du ma mës a bàyyi parce que boo xoolee combat bi ñu ko tegee bi ñu ko tëgee benn but rek laa gisoon gañe rek waaw voilà acca combat baa ngi noonu bii moom yaa koy sax commenté yow Junior ah acca demal parce que bii gis nañu mobilité bi nga am acca demal waaw parce que bii damay déplacé fële pour jéem ko tëj parce que gauche am dafa baax étudier nga ko waaw mais foog ma dóor lu bari pour mën ko scientifique la pour mën ko déstabiliser yaa ngi dóor di ko xañ dóor waaw di ko xañ dóor waaw gisoo gis nga waaw gis nga parce que bii bu ñu la xoolee envie bi nga am ci combat bi dama ko xiif quoi da nga ko xiif quoi waaw gis nga waaw lii rek action la ba mu rëpp waaw dafa màbb waaw dafa màmm ñëw parce que ku la ñëwee nag waaw ku la ñëwee de ku la ñëwee te foofu moom it réflexe bi moo doon daw mbaar ko waaw nga ñeme ko lool tamit nag waaw non fii ndam laa gisoon quoi wax dëgg yàlla dama ñëwoon pour daan ko ay ci ngor la bëre moom bëre bu honorable man dama nangu combat bi waaw gis nga voilà parce que lépp lu ne tenté nga ko ci combat bi léegi nag jafe-jafe yi mu am fii la parce que fii Tafa ba nga bëree loon 2005 ak bii bokkul bii super lourd nga dajale xoolal fii la gis nga fii te li nga gën a mën parce que li nga tenté raté ko mooy li nga daane Modou Anta moom la daane fii waaw parce que fii dama yàgg ci aile bi de trop dama yàgg ci côté bi quoi yàgg nga ci côté bi te say loxo toqi na parce que ni mu dooxloo yóotu nga yóotu mu jekk c'est-à-dire yow contre Tapha Tine bi avantage am ci xeex moo doon crochet dafa ajusté wul crochet am waaye kon doon na ko dóor crochet boo xam ne bii bu mel ni ba mu dóor super jamono crochet bu garaaw sax parce que gis naa ko fii parce que Tapha Tine gauche bi jógul benn yoon daf ko xañ waaw parce que kii gis naa mu dóor benn crochet mais da ko jóor mais crochet bi bu ko ajusté woon ajusté nii Tapha Tine mën na wàcc crochet boobu parce que gis naa ko ci xeex bi parce que xeex ak Tapha Tine nekk ci biir gardam moo gën a jafe te kii loolu la def Bombardier bi mu ko defee dafa dem ardo parce que en fait li ci am solo ci combat bi mooy Yékini Junior bi ñu gis c'est ça ak li mu fournir ak li mu bëre xam nga luy mérite am ak Boy Niang parce que des fois nga am défaite bu nga xam ne ñu bëri dañuy kontaan ci yow xam nga luy mérite am ak laaj Boy Niang combat bi voilà luy mérite am laaj Gouye Gui combat bi moo taxoon ma ne la indi ko pour li mu wax nga boole kook li am pour nit ñi xam ne li tax mu laaj ñooñu am na droit laaj leen ndax kii mi ngi fi te ñooñu jëluñu ko waaw attention gaa yu bari dañ koy moytu jëluñu ko de jëluñu ko jëlaguñ ko bokk gaa ñu bari waaw soo mbojjum Tapha Tine moom ñi ci soo bu bari jëlaguñ ko bokk moo gën a naqare utal adversaire ci làmb ponkal yi fi wax yëpp ragal naa nag bari na ci ñu koy defee ragal naa nag mu activé Boy Niang Tapha Tine de combat bii lii kii li mu ci dugg waaw parce que yenn yi day safal xëccoo bi commencé na waaw ou Boy Niang Tapha Tine ou Boy Niang Yékini Junior parce que loolu laa doon ràbb nag kay parce que Boy Niang ñaari adversaire laa yaakaar ni moom la dese de mooy comme li nga wax noonu parce que bu dul loolu kan la bëri non dese nañu bëri sax da nga naan non je veux dire ci côté boobu ci kaw waaw ñan la bëreel bëri naag ci kaw Lac de Guiers bëri naag kan non ci kaw moom waaw non waaw ci ñi ñuy wax ni sa génération yow waaw Lac de Guiers 2 la ci bëree la gum ñu si des ñëpp bëreewul ak ñoom booy xool coow lee bari rek ci moom waaye ci kaw kenn rek la ci ñamagum booy xool ñi mu jeexal ñëpp ay génération am ay morom lañu ñoom la jeexal yéeg ci kaw te ñi muy yóotu ñi ngi commencé am moom Ama Baldé ñoo bokk ni ñu yéegee te xoola Ama Baldé daan na Tapha Tine nga dama bëgg wax tey jii ban adversaire nga koy xoolal tey moom laay wax ma ni ñi muy yóotu ci kaw mooy li ñuy wax ni tey ñi muy yóotu ci kaw am nañu adversaire parce que ñi ngi doon dox digganteem ak Balla Gaye 2 mais je pense problème cachet moom moo ci posé wu ba Balla Gaye 2
war a bëre waat ak Gris Bordeaux waaw. bon ñi ngi wax Eumeu Sène ak Bombardier daanaka sotti na. donc lan moo ko fi dese. Tapha Tine bu dee ñaa la. Tapha Tine wa ilaa mbaa mu ñëw. Yékini Junior. ci Yékini Junior. combat la. combat la. mais yow ak Lac de Guiers numéro 2 la revanche. parce que yow tamit nitu défi nga ku la dóor bëgg nga mu doy loolu la yar bi. waaw bañu ma ko de. boobu tamit neex na de waaw. parce que 2005 ak léegi yaa ngi koy. waaye sa waroo ci de. sa waroo ci de. à 200%. combat du ma bàyyi. kon beneen na googu. du ma bàyyi de. beneen na googu adversaire yaa ngi bëgg a bëri de paire. saa yi ba ma boolee comme war a boole dégg gis ma. gisul sama kanam day feeñ sa kanam. yow kay bàyyi ñu rek. yow daal 200% la fii moom ku ñëw fii di nga wax. waaw fii li muy bañ a wax yëpp di nga wax xam nga feeñ na. waaw non 200%. sa revanche ak Lac de Guiers 2. Lac de Guiers moom mënta am combat pratiquement nañ ko joxaat sa waay. sa revanche ak Lac de Guiers 2. sa combat ak Boy Niang. ndax yàgg Boy Niang Lac de Guiers 2 moo leen boole. kon ñaa ñëw na ci kaw. Boy Niang moom ñëw na ci kaw. mu neex mu naqari ñëw na ci kaw. mi ngi ci kaw. mi ngi ci kaw kenn ndax mënu ko déjà faa tey jëlee parce que moo ko ñafe moo am ko ngeen xeex. adversaire commun. muy Lac de Guiers 2. cercle bi daal mooy diggante Lac de Guiers 2 nu mu tuddati Boy Niang numéro 2. Tapha Tine. waaw ak Yékini Junior. léegi bu ñu wàccee xëcc guy gi teg ci. waaw daal di teg Sa Thiès. yoon baa ngoog. defe naa daal wax ji daal ferenkulaay na. Modou Anta daal Modou Anta daal jotagul. Modou Anta jotagul nee na. kon Modou Anta. sa waay nee na nga xaaral tuuti. waaw foo mu ñamali ci gars yi ci kaw. après soog la xoolaat yow it nga jëlaat saw yoon rek. parce que làmb moom damante la. moom it am na yoon bu mu tracé de. kan Modou Anta. te bu tracé na. te bu ko duggee day kii tamit mën na am lëj foofu. émission bi ñu def ak moom bërki démb. leeral na lu bari. parce que aussi làmb ji nag il faut ñu waxante per ngañ. xale yi foog ñu xam ne. ñaqu mbër mooy may mbër xaalis. sa ñaqu moroom ak seen ñaq ngeen daje mooy mayante xaalis. il faut ñu xam ne dañu toll ci liggéey. lii liggéey la liggéey bi li la ciy may xaalis mooy nga bëre boo bërewul yaa ngi perte at yi du la fi xaar. doole ji du la fi xaar. te nekk fii di tànn ay adversaires yan yi ci tàppet la wala ci moytonte bi la ñu war a bàyyi xam nañu ñi war a daje ci seen biir mais moytonte bi moo bari ci biir làmb ji. nañu jëlante avance bëre ci seen biir xale caaro bi moom xalaatu goo ko. kan la caaro yi xale caaro bi. mooy kan bëri nañ de. kan ak kan nga fa xam. bëri nañ. non koo fa xam wax ma. Xaadim Ndiaye. Xaadim Ndiaye ban numéro 1. Xaadim Ndiaye retraité. xale caaro yi nga ma wax de. retraité Xaadim Ndiaye numéro 2 waxuma ko. numéro 2. waxuma ñooñu. waaye ñooñu retraité nañu waxal ñoo fa xam. ñoom laa fa xam. Issa Pouye. Issa Pouye. non Issa Pouye. yow Issa mi ngi ci làmb ji ba léegi. mi ngi ci làmb ji kay. waaw doo indi Issa yow. dinaa ko indi. non indi Issa. dinaa indi Issa. non Issa gaa yee ko moytu ba moom mu yaakaar ni boo xotul ci làmb. mais mi ngi entraîné mi ngi entraîné mi ngi mën lim doon mën ba léegi. mais indi Issa yow tamit Malick yow tamit. dinaa la ko loxo. mais caaro yi moom war nga fa dugg tuuti. waaw wala xale bi am riir mi. Siteu am na combat. non Siteu am na combat Papa Sow. caaro yi ki xam na ki may wax. man de xamaguma. non man de Ndione laa fi xam ak ñoom kii. bàyyi ma ñëw. bàyyi ma Ndione waaw. Bodian nag. Bodian mooy kanati. kuy Bodian. kuy Bodian. Bodian kaw caaro yi. kan la. Bodian caaro yi. kuy Bodian. Bodian mooy kan caaro yi. Bodian. Rëg-rëg. waaw waxal Rëg-rëg kay. waaye kay da ngay dégg waaye waaw déet xam nga bu non waxal Rëg-rëg kay. boo waxee caaro yi xam nga caaro yi champion yu fa nekk bari nañ. rek di tax quoi. champion yi nekk caaro yi bari nañ xanaa ñeneen ñëpp doo leen fàtte. kan ak kan mais Rëg-rëg nag temps yi moom tuddoo njoon tuddoo dara. Rëg-rëg moom. tuddoo fi njoon tuddoo kenn. déet man ñoon njoom laa xam di. waaw ñooñu nga xam. mais Rëg-rëg. waaw xale boobu xew na temps yi de. waa xew na champion la moom. waaw. xew na. champion la. waaw mais egsegul ci yow. bu ñu waree bëri nañ bëri. moom it nag kon na xaar waaw. non mel daa war a xaar. non xaarul sax champion la mi ngi bëri. waaw su ñu waree nañ bëri. prouvé bu à 100% kay. prouvé bu baax a baax Modou Anta nag nee na Rëg-rëg ko tee nelaw. mu doon dëggee. Modou Anta boobu moom Anta Rëg-rëg. non nee na bu ko avancé Rëg-rëg bu ko fekkoon fii du ko yóbbaale Thiès keroog. moom nee na ay ñu avancé. actuellement sa relation ak Yaxya Diop Yékini nan la demee yéen ñaar. non sama mag la. sama mag kay jeexal na wax ji.
waaw ba léegi yéen a ngi am jëflante déggante wala yu mel noonu. waaw sama mag la sama mag kay tënk na lépp. waaw sa mag de moom boo ko xasee wax. voilà nan nga gisee retrait léegi changer de vie léegi Yaxya bi doon bëri ak bii léegi. noo koy reconversion bi DG Yaxya. loo koy décrire. non loolu lu ma siy jàng rek mooy mbër bu nekk rek nga jàng ci parce que nekkuñu fi éternellement. modèle de réussite. dafa am benn jour. waaw may dox dugg ci oto ànd ak sama benn xarit ñu dem ba rond point Liberté 6 sunu papa Mbaye Guèye romb ñu. mi ngi jaar ci biir nit ñi. xàmmewuñ ko. inaperçu. ma taxaw sama oto xool ko xamul ni maa ngi koy xool ba yàgg ma ne kii ma àndal gis nga. kii jamono ay jamono bu taxawoon fii. wóor ko. waaw tey ji xoolal jaar na ci biir nit ñi kenn xamul ni jaar na ci biir nit ñi donc loolu daf ñu war a revenir. ñu xam ni waaw ñu wax xam ni. foofu lañ jëm. day jeex waaw ñu teel ko préparé teel ko préparé. Mbaye Guèye rek mu ñu ne mi ngi mbedd mi. reconversion bi. bala Mbaye Guèye mu ñu ne romb na. waaw bala Mbaye Guèye mu ne tël. waaw Balla Gaye amu ko. li may wax lu leer la. Modou Lo amu ko woon. ñoom ñëpp amuñu ko woon. siiwoon na siiw goo xam ne gii su ne tël 3 minutes du ko def. ne fes fenn dugg mbala nangam. Mbaye Guèye rek muy bëre mbala mu ñuy préparé loolu amoon na fi. jar na xalaat ba ci Double Less mii nga gis. am na benn super lourd bu nga xam ne aussi moom it day sawar lool ci fin de carrière am mu ñamante ak xale yi muy guddi mbuur Bombardier. non kooku moom su ma ko amoon jël moom. waaw parce que ñun man dama garaaw kooku nag mënoo ko am. dama lay tontu rek. bañ a mën a am. mënu ko am. bomb nee na booy yi buñ ko joxee. mu mënu ko am. ndax lan kooku mënu ko am. ndax lan. xam nga sax mu ngi jox Amadou Sène mais mënu ko am. mënoo am sa mantoon daan ko ñetti yoon nga bëgg ko Yékini dafa doy ci Bombardier. daan na ko 3 fois. non peut-être mën na ko jël mën na. waaw yow du la jël. non du la jël waaye. comme mën na bomb moom du la jël. si mën na ma jël bomb bañul booy yi de. bañul booy yi wax. booy yi muy wax kii bokku ci. non kii mënu cee génn. Yékini mënu koo daan ñetti yoon kii ñëw di ko doggali mënut ne. c'est pas possible. est-ce que mën na koo doggal. waaye Bombardier daa toll fu ko Yékini junior bii di doggale. non yow gis nga bomb ak ni mu toll jamono ji la ëpp doole moom sax retraite am war nañ ko xoolaat. Alioune Sarr bu yeboo nga xoolaat retraite. pour defal ko prolongation parce que dañ koy prolonger par force. parce que bomb léegi la ëpp doole. jamono ji la ëpp doole parce que nit balaa ñu lay retraité la war nañoo xool say mbir. xam nga ni Bombardier mii ma gis nii gone gu mu fi jàpp. di nga xam ne am na client boo dul xam nga borom bitigu mbagg boo gis. magasin moo ne ci xool ba tey ji ñun ñëpp pa kii la ko seigneur defoon lépp de boo moytu. non mais ñun ñëpp tey ji ku ciy rêve da ngay rêve bëri ak sa grand yi nga xam ni. da nga leen xool. te moom ku am. yow moom gëree la quoi bon. non du delloo waaw du delloo yow moom sa avance du ko jël. lu tax du ko jël. mu ngi may dégg. baax na man de damaa waroon mën na ko jël de en direct nga xool mën na ko jël de su ma ko woowoon léegi en direct. waaw lay wax sax mën na ko jël de mën na ko jël de mën na ko jël de. mën na ko jël de. te yow bëgg nga ko. te moom gëree la waaw bëgg naa ko de. bomb bomb day wër na ma sa gars yi boo ñibbee kër ga dañ la di sawaay bomb teg ko ci suuf bomb mi ma xam la ilaha illallah boobu temps yi mu ngi ci MMA bi di bëgg a rey gars yi bëgg nga copain bi mu àndal nee nañu bëgg nañu kii du dugg géew gis rek say copain ñoo lay jey nee du ñu dugg géew du dugg géew Bombardier ma ne boo génnee fii nga woo Yékini ni ko ndax ma jël Bombardier Malick boo ko soxlaa man mën naa ko dox moom fa dalal dina lay de fa daal la dina ci làmb. waaw fa lay taxaw ca pegg ba. mooy. Mass yaakaar naa ni daanaka ñu ngi bëgg a waaj a ci cëppaandaw émission bi ñu bàyyi champion waxtaan bi ñu waxtaan am na solo trop nekkul nag ku nga xam ne sax amoon na jot parce que dafa yor malade jamono ji bu nga xam ni moom mooy léppam yaa ngi koy wax mooy tànkam mooy loxoom mooy gémmiñam te moo koy taxaw ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na wér ak jàmm ba nga talaat dellu ci say entraînement parce que temps yi talu sax entraîné ndax ku yor jarak doo tal dara surtout ku nga xam ne léppam ci yow la ko basé donc ñu koy ñaanal mu wér ak jàmm di ko remercier ci disponibilité bi parce que nee na ma comme malade bi mi ngi fa xaaral ma daw ñëw ñu def émission bi après delluwaat donc ñu koy ñaanal mu wér ak jàmm bàyyi la nga wax ak askan bi parce que namoon nañu la te gars yi bëgg nañu aussi nga del si entraînement yi yaa ngi ci kaw maa ngi ci kaw waaw na du ma bàyyi non du ma bàyyi état bi non du ma bàyyi parce que sànq bi mu toogee ba def nii
non entraînement gars yi dinañ ko gis Mass dinaa la ko jox nga entraînement gars yi dinañ ko gis. non maa ngi ci parce que mooy sama bureau. bis bu ma bàyyee bëre nag moom mooy pas bàyyi mais naa def entretien physique. maintien waaw naa def maintien. mais entraîné te amuloo combat aussi. dafa métti lan la laaj dafa métti parce que doo am motivation. mais yow kii Malick ban relation ngeen am Malick Niang. Malick. yéen a ngi déggante. Malick gën nañu déggante. gën ngeen déggante. waaw ah d'accord. parce que man dama ko gisatul fenn. waaw gën nañu déggante. ni ñu lay laajee nag. noonu lañ koy laajee laajal Malick. dëgg la waaw des fois nag alaaji ngañ moo ma naan non mais est-ce que Malick Niang mbër la ba léegi. mbër la ba léegi. donc kon moom dinañ ko wëri. gisoo entraînement champion lay wër ni bu ko defee dinañ ci dellusiwaat parce que mi ngi ci liggéey bu metti mais comme je dis di liggéey te amuloo combat. nan ngay échelonner sa liggéey. waaw dafa laaj motivation bu metti parce que tey jii boo xoolee del xool chaque jour ñuy wax naan mbër yi dañu war a uti métier. ok dañu war a def lii pourtant làmb métier la. ci kaw. ci kaw lan. bu jëlee sa temps te di la jariñ métier la su nangoo sa temps te di la jariñ métier la mais bu jëlul sa temps te jariñu la wutil métier. boole kook leneen. waaw boole kook loolu rek. kon nekkatul moo gën a wóor kon nekkatul mais bu jëlee dafa jël sa temps nag. kon nekkatul métier. ah kon non am na ñu mu jël seen temps am na ñu nekk métier. xam nga la moo tax. waaw. bëri bi may def. boo demoon beneen dëkk. gurul Sénégal da nga ciy tedd. xam nga lu leen dalal lii xam nga lu leen waral lii yéen làmb ci boppam bëri rek ngeen ci def te bëri rek yorul làmb li mu ëmb dafa bari te loolu naa ci ñëw ak Malick bés ñu wax làmb li ko mën a soxali l'aspect culturel de la lutte da ngeen ci mënula da ngeen ko mënula bay pour lekk ko làmb ci boppam li mu dégénéré ak léegi mbër yi ay droit lañ ci am yoo xam ne xamuñu sax fu mu ne te lam da ko war a génne yow da nga war a bëre ba jeexal après di am sa li ngay am ay droit yoo xam ne mi ngi ci làmb ay image télé yaa ngi exploité seen image te image bu neex a jaay image yaa ngi fii ci télé yi à quel titre ñu lay wane ci ay émission muy am ay sponsor te doo leen lekk ci droit yi da ngeen xamul seen i droit il faut vous regrouper yéen lutteurs yi dem wuti ay avocat wut ay nangam ay juridique mais attends am na télé yoo xam ne tey seen def nañ émission lamb yoo xam ne dañuy wane image nit ñi te tëgguñu combat yi. waaw parce que organisé wuñ ko. parce que léegi yow. waaw communicateur bi. maanaam ñi organiser émission yi yu ci bëri. si ñun lañ bokk. da ngay xool ñaata émission la sponsorisé te nangul sponsorisé lamb te pourtant ñi fa nekk tamit. ci lamb la ñu nekk laa la wax non dama la rejoindre yow ci li waaw moom laa la ne. tey jii télévision yi seen image yi ñuy exploité. waaw di ci waaw mais attends man ci télé laa ne. mais terewul damay wax li am. yooyu c'est des droits. le droit à l'image ak yu droit à l'image. ñu bëgg ko jàpp di ko kii di la wax et puis kaay mu wax la jusqu'à quand il exploite jusqu'à quand. xam naa loolu beneen débat la juridiquement loolu da ngeen ci war a jóg. mais en tout cas mooy li El Hadj ngeen di wax mooy yéen seen image war ngeen ko valoriser de manière à ce que ngeen ci am profit yu bokkul ak bëri. mais loolu organisation la laaj. ci kaw la ba ci suuf mbër bi communicateur bi CNG ñun ñëpp ku nekk am nga ci intérêt. du mbër bi kase de. parce que ji communicateur bi wax ci làmb la ci làmb lay dund. émission bii. waaw non pas bii. de manière générale dama lay jox un exemple. émission bii mi ngi Sodaaf. waaw dama lay wax de. waaw mi ngi Sodaaf. léegi de manière. émission bii de manière générale. del xool benn affaire. dama lay jox ay gestes yu ndaw yoo xam ne del xool tey ji mbër dina ñëw ci géew. taxaw ci biti ñu wàccee ko otom. waaw mu yor wéjjënam dugg ci biir ñu koy compter mu dugg ñu tuddee benn Alaaji Ngagne Diagne làmb. waaw mu dugg ci biir def convoi am ànd ak otom di wër te oto mbër bi duggul. waaw xam naa li ngay wax. boobu mooy benn. waaw da ngay tem tey ji xoolal tey ji si kaawu sunu kii Jules Balde. am na ñoo xam def nañ ay sorties di xas ñi di wax ñi di xas ñi te pourtant loolu warul am. bis bu ñu demee ba chaque jour ñu mën a di jël feebaru nit di ko yaakaar ci ay ket
chaque jour ñuy def loolu même dañuy rouler ci loolu chaque jour suba bu keneen ay dañuy dem di kette ngay ŋàññi ni te jaru ko. Junior ñaata mbër ngeen Sénégal. bari nañ. ñaata écurie moo am. plus de 100. 153 waaw. écurie bu ne ëmb na lu mu gàtt 200 personnes ou 150 personnes. tey jii loolu boo leen dajee ku nekk benn téeméer booy dugal mbala 1000 francs pour mutuelle de santé ñaata milliards loolu. ñaata la ci xaalis. mais c'est toute une organisation la c'est toute une organisation. lii ma gis ngeen koy def nekk ci WhatsApp yi di kii CNG du cible làmb bi. missionnaire lañu bu ñu jeexee dañuy dem bàyyi leen fi ñoom ña nga ca yeneen liggéey ngeen des ak CNG du cible làmb. làmb cible mooy les lutteurs et tout et acteurs yi nga tudd yëpp mooy toog xool ressources yi nekk ci làmb nan la ñuy def ba mu jariñ. mais la mutualisation boobu ngay wax dafa am solo El Hadj Ngagne parce que ci ay jamono président de la République. Ablaye Wade junjooñ na ko ba am xaalis. 2 milliards ne da leen koy jox pour ñu ubbi mutuelle de santé. parce qu'il n'est pas normal mbër am licence am assurance. waaw xaalis bi nga xamante ni yëpp làmb mi ngi koy générer ak li ñuy dagg ci làmb jéeg yëpp mbër feebar du am lu mu fajoo. c'est pas merci Malick. foofu benn côté la c'est pas normal. foofu benn côté ma leeral la. mbër mi am na droit daggal boppam assurance su boppam neel benn. mais c'est obligatoire. gis nga waaw assurance xam nga sa licence am assurance. soo ko calculer ñaata mbër yu bëri ci at bi calculer ñaata mbër yu bëri. mais ils sont combien de licences. moom laa la wax xam nga licence yi ñii bëre dóor bi. xam nga ñaata lañu. licence yi 1700. ok 1700 lañu ñoom bëre dóor. bëre simple bi xam nga ñaata licence lañu 2000 et quelque ñoo gën a bëri. xam nga moo déggee ñu naan ay yaa 8000 licenciés ma day béygee perdre xanaa kon ku juddu mbër nga fi attention 1700 et quelque lañu. 1700 et quelques lutteurs frappe ñoo am licence. 2000 et quelque ñoo am ci lutte simple bi mais loolu yëpp li may wax nii président Abdoulaye processus boobu mu àndoon ak ñoom. boo leen ko suivre woon ba léegi kon parce que ngeen fii di faj seen bopp am ay ressources et puis dem jëli seen droit d'image yi xool leen yoon woowu. mën leen di bëre ñuy seetaan di jaay seen image ay sponsor di ko def ci ay plateau ngeen xëy neex na rek. parce que lamb tout tourne autour du lutteur. tey mbër bi moom mooy def spectacle. oui mbër bi moo tax ñu tabax arène nationale. mbër bi moo tax CNG am. mbër bi moo tax émission yi ñuy def nii am. kon mbër war naa gis boppam ci biir lamb par A plus B il est inadmissible ci jamono ji ñu toll Alaaji Ngagne mbër feebar am yenn blessures yi ba nit ñi di wër di ko yalwaanal te làmb mënu ko faj donc ça il faut que problème boobu à partir d'aujourd'hui ñu régler ko mutualisation bi dëgg la war nañ ko am mais aujourd'hui dans l'organisation de la lutte war nañoo toll fu nga xam ne mbër ci biir liggéeyam bu ci amee gaañu war na am fu nga xam ne. mais Malick pesu kanam wala la muy fay du demee. pesu kanam boroom a koy fajal boppam. kon mais père. doguma la de mais loo gis ci àdduna bi tamit. organisation la laaj. déggoo yëgoo. parce que tey jii. li ma waxoon du ma ci dañ. côté milieu làmb ñi ko ŋànk ñëpp benn buum la. même CND ci la bokk mbër ci la bokk keneen ci la bokk kenn mënul dem bàyyi kenn ñaata association ñoo fi am. mooy. maanaam ñaata groupe ñoo fa am yoo xam ne ci làmb la ñuy dund. waaw groupe yooyu. waaw tey jii boo demee tey jii NBA wala nga dem tey jii FIFA wala nga dem feneen dafa am benn kuréel bu ŋànk ñoom ñëpp ba pare. suñu paree nag yeneen organisation ñëw ci biir. waaw donc war nañu mën a organiser wu ba ñun en tant que humain. pas mbër yu kase. je pense bien. waaw benn en tant que humain benn kenn koo xam ne tey jii bu dee benn Malick Thiandoum wala bu dee benn Père Ngagne bu ko dara jotee wala dara xew mu yëg ko. parce que ci làmb ji la bokk même bu bëriwul ci làmb ji la bokk. parce que yow mii li nga xam ci man. keneen xamu ko ci man. donc si sa famille laa bokk. donc kenn mënul dem bàyyi sa morom. man damay bañ chaque jour nit taxaw ne mbër la nit taxaw ne diw la man dama jàpp ne ñun ñëpp waa benn famille la. war nañu mën a créer ba nga xam ne tey jii ku ci def benn loo warte def même yow mi ne ci émission bi war nga mën a am benn sanction boo xam ne da nga ko def biir làmb. keneen ñun avocat la ñu bàyyi la nga tàggoo parce que waxtu wi ñu cëraloon. voilà waaw kontaan ci émission bi. kontaan ci daje bi ñu fi daje. kontaan ci li ñuy seetaan di ñaan yàlla def jàmm fii donc di gërëm ñi ma àndal ñëpp
waaw waa Grand Médine yëpp maa ngi leen di gërëm Youssoupha Niang di gërëm képp koo xam ne yaa ngi bëggee Yékini Junior rek maa ngi lay gërëm Pape Bokar Diouf. waaw mention spéciale Pape Bokar maa ngi lay nuyu grand frère. waaw parce que sama mag bopp la. waaw parce que yaakaar naa ni. waaw li tax nga ñëw joué na ci. lépp man booy dama am fu ma leen di jaar. waaw parce que loolu nga créé. waaw di gërëm tey jii même bu ma demee États-Unis am na ñoo xam ne tey jii xam nga duñu am jàmm. su lu ma dugg dañ ciy dugg. xam nga ménage fi mu ne. Mbaye Diagne. ok. waaw di gërëm yaa nga fa woon rek. ah. yaa nga fa woon. fa woon ba tey waaw. ok d'accord ku la soxla daal Mbaye Diagne lay woo. waaw di gërëm ñëpp. waaw d'accord waaw parce que tey jii boo demee États-Unis Gorgui Sy Dieng maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndaxte nit ku baax la. koo xam ne waaw si lu mu dugg loo dugg rek boo nekkee sénégalais boo ñëwee foofu moom. dina si taxaw waaw patriote la nit ku sociable la di dimbali. dëkkam. ak réewam. franchement c'est un garçon exemplaire. te boolewu ci coow mais damay wax ni lu muy def boolewu ci coow. te mi ngi jëriñ askanam. moo xam Kébémer ga mu soqi ko la. moo xam ci Sénégal gi. ban ndomb la ko Sénégal jox. international lépp ci ñaxam la. lépp ci ñaxam la. waa ñii Sénégal jox ndomb ñu la jël ñu nag. waaw Sénégal jox ko dara. mais même mbas mi ay millions yu bari la ci. ñii nga xam ne Sénégal la jox ndomb wane la dugal la avion di la dégg ngeen amee ñu. te kii ñaxam la ciy dimbale si dégguñu ko di ci dimbali te du ci xaar dara social li mu ciy def kenn mënu ko calculer moom Gorgui Sy Dieng. waaw c'est un garçon Sénégal def la jox la alors nga la jël. Mass d'accord jeex na tu vas me taper les doigts mais ñu bàyyi la nga. waaw non waaw xam nga ci loolu rek di gërëm Ousmane di gërëm sama waa Grand Médine ñëpp maa ngi leen di gërëm ci kaw ba gi suuf xam nga boo jug bu fekkee da ngay nekk ci dëkk boo jugee nit ñi jug. donc chaque jour da nga leen di fàttali ne seen doom mi ngi ci ba tey du dëgg donc nag. mention spéciale à Youssoupha Niang bi nga xamante ni tey amul jàmm chaque jour suñu xëyee ñi ngi xool nan la ñuy fexee ba am combat ñi ngi xool ni ñuy fexee ba mën a jëmale kanam Grand Médine du dëgg Ousmane sama benn xarit bu nekk États-Unis maa ngi koy gërëm di nuyu sama gars yi ñoom Boga ñoom Sam ñoom Alou Mamaram sama boy Tafa donc nag affaire mbër moom xam nga ne boo jugee bu dee da ngay jug ñëpp jug moom. borom lu zone yi mooy kan. kii mooy Boga Dof. amagoo soxna moom du ma ko gërëm sax. yow amagoo soxna. kan man déedéet. waaw mais Junior looy xaar. waaw léegi rek. bon ok te pourtant gars yi dañ lay xale jigéen ñi dañ bëgg de dañ daan booy bi des fois dañ may woon ndax mais doo ma may. ma jox ko secret dafa nice. ma jox ko secret. weexaayam boo bëggee mu génn. takkal jabar. yow lii moo tax nga woyof. moo tax mu lewet. nga lewet. te gars yi mi àndal daanaka association célibataire la ñu yor ñoom ñëpp. jërëjëf kon ñu ngi leen di sant. sama yaay seex yi maa ngi koy gërëm bu baax a baax kii. mais Malick Mbène Fall yaay mais Malick ma di ko féliciter. c'est un gosse très correct. bu xam ni muy waxee ni muy communiquer c'est très important. ci mbër dama bëgg ñu xam ne mbër yi. ay nit lañ yoo xam ne yii yu am lu bari lu ñuy jàngal la parce que fu ne la ñuy dem. moom mi ci la bokk. maa ngi koy bi ma ko xamee ci làmb ba léegi 2003 2004. musul changé. kon maa ngi koy félicité di ko gërëm comme ñi fi jaar ñëpp. di leen ñaanal yàlla. làmb jàngoogu wax nga ko léegi am na exemple boo joxe ci ancienne gloire. bàyyi leen ci xel. ëllëg day jeex làmb ji léegi mu jeex. kon li fi ne mooy réalisation. làmb ji léegi mu jeex li fi dekk mooy réalisation ginnaaw làmb ji léegi mu jeex te carrière u mbër yàggul bëre leen ci seen biir. promoteurs yi. gaa leen woo Mbaye Diagne. adversaire yi ñu fi lim dégg ngeen ko. sama waa ji tooyal xaftaan bi parce que yàkkamti na ko. jaa ngeen jëf Malick mention spéciale à Père Ba bu Papa Sow. Père Ba ñu ngi lay nuyu quoi. allez merci beaucoup Athia Mass ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm suñu caméraman yi au niveau du son également ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi yëpp au niveau de la technique jaa ngeen jëf ba lundi ak beneen champion.